moom mooy ñaawlu ko wala fëgg ci table bi waaye daf cee war a indi pexe bu baax a baax pexe mi bokk na ci ñu wàññi li nga xam ne mooy structure wala agence su état bi tam mu bari lool te seenuk njëriñ des ñi nga xam ne ñoom la ñuy tabbi ministre conseil it seenuk lim bari lool ñi nga xam ne moom la ñu dippee jël boo xam ne jaarul ci yoon dem ba ñu dippee ko anarchie maanaam yaa ma neex ak pëccëxoo ñu jeexal ko ba faw loolu képp moom moo mën a tax ba gafak réewu Sénégal mën a noyyi. Alaaji jëlug yaa ma neex fees dollar ci fonction publique bi ba rek mbir mi nar a jéggi dayo mais kan moo wax ni dañ ko xoolaat. njiitu réew mi. njiitu réew mi. man maa ngi demandé njiitu réew mi mu xoolaat moom ay recrutement wam defe naa ne foofu la jëkk commencé ay ministères yoo xamante ni bi daanaka amul solo ay chargé de mission yoo xam ni daanaka amul solo ay agence yoo xam ni daanaka amul solo ay direction yoo xam ni daanaka amul solo ñu bëri ñi fëtt foofu la ñuy jaar nekk ci benn agence jékki-jékki ni fa wala dugg ci biir ministère wala nga ni fa wala dugg ci benn ci enseignement yooyu foofu la ñu jëkk xoolee ñun ñoo ngi demandé ni président nañu àndandoo ñu xoolandoo même moom ci nga xam ne ci dogali boppam lay jógee gis nga am na yu bëri toilettage bu ñu defoon ci fonction publique yaa xat yi génne woon ci ay fraude yu bëri yoo xam ne am na direction wu solde boo fa defee enquête lu mel noonu moo fa am yu bëri yoo xam ne leeral nañu ko ci wàllu salaire yi ba nga xamante ni bii am na réalisation bu am solo boo xam ne def nañu ko ci mais lan moo tax affaire bi pëcc xoowaat ci at yi weesu ñeenti at yi ginnaaw ba jaaxalaat njiitu réew mi man bu fekkoontoon damay nekk position di ko laaj dama ko naan président fonction bi pëcc xoo na ba xëy na laaj nañu xoolaat ko ak recrutement yu jaaduwul ci yoon mais tey ñi nekk ay conseillers ci biir au conseil économique et social environnemental lan mooy sababu seen nekk fa lu ñu servir askan bi au conseil des collectivités territoriales ak budget bi nga xam moom la ñuy doxee lan mooy utilité am ci population bu Sénégal boo ko dindee teg ko ba noppi nga soog a xool benn fonctionnaire yi ñu ñambaas ci biir ba mu jaaxal ko moom te ñoom ay salaire 200 ki 400 mille wuuteeg institution yi boofu ay ponkali politique ñuy am ay millions ki avantage ak i wata te gisuñu seen njëriñ ci biir réew mi. Abdoulaye Mbow muy mbir moo xam ne dafa laaj càmbar bu sérieux mais càmbar bu sérieux kañ lañ koy def parce que président Macky Sall su ma jëmul du gulet mu wax si li nga xam mooy di wàllu administration bi si benn discours am à la nation waxoon na ni soxla nañu administration buy liggéey te daañu jël ay mesures pour que administration bi mu nekk une administration efficace efficiente pour ne pas dire une administration résiliente ñëw nañu fi wax annoncé li nga xam moo di dématérialisation de l' administration sénégalaise tey ji jéego yooyu am na da loo xam ne si def waaye tey ji nii fu ñuy boy bi nañ ne balaa ngaa bale buntu kër ndey xadi mais balayel sa buntu kër ba pare tey ji boo xoolee taille gouvernement wu Sénégal ay ministère de souveraineté mënut a ñàkk waaye am na ministère yoo xam ne tey ji nii boole leen mu doon benn ministère def naa ne weesu nañ ko ba nga xam ni effectivement daañu gën a mën a moytu yenn yi boo xoolee recyclage des fossiles politiques ñoo xam ne clientélisme politique recrutement politicien yi nga xam ne directeur bu ñëw soxla nga am base politique daal di recruter en masse ay ndaw du ma ne waruñu recruter ay ndaw waaye ñu jaarale ko si yoon administration bi am na jéego parce que ay nit yu faatu ay fukki at daan nañu jël seen salaire di ko détourner di ko jox ñeneen yooyu amoon na fi amoon na ay nit yoo xam ne ñu ngi si fichier wu administration bi te amaana existé wuñu c'était des personnes fictives yooyu yëpp am na loo xam ne def nañ ko si mais dama ne encore une fois administration sénégalaise lu muy coûter au budget du Sénégal te matuñu comment on dit 200 000 nit si li nga xam moo di fonction publique Sénégal def naa ni war nañ si gën a def ay jéego waaye si kaw itam ñu xool si kaw a kaw naka la ñuy doxalee recrutement yi ak nañ koy doxalee ba nga xam ne répercussion bi au niveau de l' administration du nekk loo xam ne dafay gaañe waaye dafay gën di defar. Ndeye Diagne Ndao ndax yaakaar nga ne tey jii bu fekkee ne politique dafay wëy di nag dicté lu bëri ci réew mi genre xeetu jëlin yooyu dina mën a gaaw a dañ ci réew mi. xam nga ne Khady man dama am jaaxle. parce que président kaddu yi mu koy yëkkati kañ la ko yëkkati mi ngi ko yëkkati ci jamono joo xamante ne ni scandalu poste mi ngi ci place publique bi ñëpp gis ko te ñëpp xam nañu tey poste jafe-jafe yi li ko jural mooy recrutement boo xam ne ni dafa jéggi dayoo Abdoulaye Bibi Baldé démb def na conférence de presse wax na ni chaque année ñu décelé plus de 3 à 4 cas de détournement donte def nañu ay dispositifs yoo xamante ne nii ngir xeex ak loolu nekk problème mu waxaat encore ni ñoom seen budget at bi yëpp 8 milliards la alors que seen masse salariale nekk na 15 milliards donc dama samp laaj est-ce que président kaddu yi mu yëkkati
daf ko def pour divertir askan wi wala dafa am ay jafe-jafe ci wàllu communication parce que su fekkente ne ni moom dafa yëkkati wax kàddu yooyu te am na responsabilité ci recrutement anarchique bi institution yi mu fi taxawal te amu fi njariñ bari na tey ñaata ministre conseiller le président teg en place ñoo xam ne ni amaluñu benn njariñ askan wi autant de postes yoo xamante ni tey taxawal nañu ko ak ay agences yoo xamante ne ni amalul njariñ benn yoon askan wi donc encore une fois bu nekkul ne dafay divertir askan wi man jàpp naa ne président dafa am ay jafe-jafe ci wàllu communication du tey rek nag la mës a fës parce que temps yële passé aussi génn na wax ni nañu dooleel waa protection civile il faut boo xam ni yow yaa yor cëggal guy gi yow yaa yor tous les pouvoirs yu concentré entre say loxo da ngay wax ni def leen mais il faut day mel ni président situation bi daf ko dépassé te encore vraiment man je ne comprends pas le président. ci coowal poste boobu ngay wax sax ci la ñuy des ndaxte ginnaaw bi nga xam ne poste finance daal dina am ay jafe-jafe tey ji ci Sénégal retraité yi rawatina ñooy nekk ca booru Point E ñoom ay jafe-jafe la ñu am ngir mën a jot seen payoor seen pension retraite ndaxte kat dinañ toog ay fan yu bëri ba romb ci app yi ñu ko daan jot waral Younousa Baldé dem seeti leen tey ji ñu teewlu ko. ci buntu siège IPRES nekk ci quartier Point E ci Ndakaaru bërëb ba xumb lool ay pa ak it ay maire di wàcc ci ay taxi yii les retraités dañoo ñëw ngir fayeeku seeni pension waaye ab déception bu métti lañ fa am. pendant 30 ans nga liggéey ko servir sa dëkk vraiment sonn ci nga xëy bëgg a jot say fonds ñu naan la ay demal tey suba ëllëg xamoo par où donner la tête nga yore njaboot tamit dafa metti vraiment loolu nekk na une situation vraiment très déplorable ñu ngi koy jooyal. beneen Ousmane bu jaaxle te tiit lool muy Ousmane Badji retraité bi di ñu wax nii rek dafa mer lool ndaxte comprendre dara ci situation bu am diggante IPRES ak poste finance. xam nga ñu ñëw joxe les numéros je comprends mais bu ñu boo woowee numéro bi du ñu jël. ñu naan sooy fu nga ñëw ci comprendre vraiment la ko présenté ñu inscrit la jën kenn xamul après ça maintenant nga xaar ñu envoyé par Orange Money on ne comprend pas maintenant. pas encore xaw ma kañ laa koy jot na. mer lool te jaaxle ñu ngi interpellé kilifa yi. jàppale ñu vraiment affaire bi kaw moo jën jot suñu xaalis parce que amuñu dara la ñu yaakaar koo liggéey ba nga alerté loo yaakaar sal pension nga yaakaar. retraité yi sax xamuñu kañ lay situation bi di jeex. jaajëf Younousa Baldé waaye presse nag bu ñu sukkandikoo ci kii di Charles Faye nga xam ne dafa bokk rek ci conseil d'administration bi moom daal dina xam le ni problème bi du ci ñoom waaye ci rek ñi nga xamante ni nag dañu nekk foofu bañ utiliser yenn ci ay façon paiement yu IPRES te doon nag sukkandiku ci poste finance loolu moo ko indi ndaxte ginnaaw ba boobay bërëb amee jafe-jafe ci la li yëpp feeñ moom Charles Faye ñu teewlu ko ci. pour ñuy fay finance ñoo ko tànn ñun waxuñu leen dañ leen di fayee ci poste finance waaye boo ne man damaa ne foo xam ni dafa sori mbaa foofu amul banque damay dem poste finance yaa ko laaj ñu dugalal la ko poste finance rek ba la joxlee sa xaalis du ci ñun ñu jox nañ ko léegi nag ñuy yeesal biñ gisee ne ñoom ñi ngi sonn rang bi di metti jafe-jafe yi